mbokk yi asalaamaaleykum interview exclusive dellu si waat na ak yéen ci di fas yéene dalal kii di Moussa Diakhaté bokk ci membre fondateur du mouvement NADEM nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall Moussa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm fii ci xalima.com. maa ngi leen di ziar di leen sant di gërëm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi ay auditeurs internet xalima.com. Moussa wax naa ko léegi NADEM nouvelle alliance pour le départ de Macky est-ce que waajal ngeen pour waaji dem. waaw ñu ngi ci waajtaay yi defe naa ni NADEM moom leer na te doy na ci kàddu doy na ci wax doy na ci jëf. ndax waajal nañ ñun dañoo pare takku waajal pour mu dem te incha allah dana dem. ñu ngi wax coow le 19 avril nga xamante ni mooy bés bi nga xamante ni ci lañ fas yéene lu voté projet de loi bi ñu naan dañ ci dugal parrainage maanaam 1% ci électorat bi di 65 000 signatures est-ce que tey njott nga ni 19 avril dina mel ni 23 juin boo woon. yaakaaruma ni dañu àgg 19 avril. ndax boo demee ci page NADEM dégg nga ñu bind ko ñun dañoo lancé loi de parrainage lum la jaral lum jaral gars yi rek jaral nañu lu ko ëpp. daa toll ci jamono joo xam ne nag wax ji du ko faj. jëfa koy faj te Wolof Njaay dañ ne kuy xam foo jëm doo teel a yegg. waaye li ma gëm ba gëm daal mooy ni takku nañ te waajal li leen jaral ñoom lu mu leen jaral rek. ci wàllu seen parrainage bi jàll. jaral nañu lu ko ëpp pour parrainage bi bañ a jàll juñu nag doy na borom xel. Moussa lan moo leen déranger ci parrainage bi. li ñu di déranger ci parrainage bi bari na. bu njëkk. mooy tëggin wi. ndax lu ñëpp bokk dañ koy waxtaanee. waaye boo jëlee bëgg a forcer beneen bi de manière subtile la loi L57. qui élimine des adversaires li ñu seetlu daal mooy ni. bëgg tànn ñi ngay jàkkaar lool pour bëreek ñoom réew mi nag. dañ ko dul nangooti. lu ñuy def dañ koy waxtaanee buñ ko waxtaanee danañ am fulla ak fayda taxaw xeex ko. am na nag ñuy génn. ay ministre ki ay ñoo xam ni vraiment ñun. du ñoo ak ñoom. waaw fi ngeen di tontoo feneen la. du ci xaste du ci saaga waaye bu jëf jotee nag. wax day soof da ngaa war a jëf. te ñun NADEM ñi ko composé yaakaar naa ni Sénégal xëy na danañ laajte ñeneen ba mu des seen njàmbarte seen xarañte. ak seen dëggu ak seen bëgg réew mi. ba tax na loi parrainage daal jàppal ni. dana mel ni maalaw ak raay ba. bon parce que moom dana jàll. lu jaaxal nit ñi mooy arrêté Ousmane Ngom bu ñuy wax moo leen di tënk pour ngeen bañ a yegg ci assemblée nationale yan matuwaay ngeen jël pour mën a jéem a dévier yoon boobu. stratégie soo ko waxee rek nekkatul stratégie li ma la mën a wax daal mooy ni. yomb de. du ñu seetaan ñi ñuy bundu xatal. du ñu seetaan ñuy jatan du ñu seetaan ñuy tënk jaay ñu. moo tax ñuy wax homme de tenue yi moo tax ñuy wax police bi. danaa leen fàttali wax ju président Macky Sall waxoon en 2011. le 20 juin su ma juumalee. ne leen nañ nekk du côté du peuple. parce que seul le peuple est souverain. lii nguur gi bëgg a def jaay doole la lii mu bëgg a def su dee jàll na moom su yeboo ñu bàyyi politique de seeti leneen lu ñu def. dana def 2e mandat 3e mandat 4e mandat. ñun nag moo tax bés ni ki tey. ñu lancé opération lum la jaral. lum la jaral c'est une appel c'est une interrogation aux citoyens au-delà des partis politiques. suñ démocratie réew lum ñu jaral. xeex pour sunu liberté lum ñu jaral la réponse maintenant nag di ngeen ko am ci ay jëf la ci ay dox la ci ay defin la. mais li nga nekk est-ce que gis ngeen ndaw yi seen côté ñu mel ni ay mouvement Y'en a marre ak la jeunesse sénégalaise parce que tamit bu ñuy xool jeunesse sénégalaise da yéen a ba weddi politiciens yi parce que tamit lu fi newoon lu ñu daan xeex 2011 ak ñi ñu ko daan xeexal tey ñoom ñoo nekk def lu leen neex tamit ñu daan xeex tey ñoom lañ bëgg a ñëw ànd ak ñoom tamit mu mel ni benn genre bul buy tourner la rek entre yéen politiciens yi. loolu est-ce que loolu tamit nekkul ba moom soof askan wi ba léegi ñu toog jàpp seen ñàmbur. xam nga boo waxee noonu rek waxi mi day gàtt te xam-xam du ci génn parce que politiciens yi. ci askan wi lañ génnee. ñu nekk ñëpp a yem gis nga li ngay wax jiñ politiciens yi soo demee ci enseignants yi fekk leen co. soo demee ci buntu jàkka ja. mais yéen la gën a fës Sénégal moo feebar. Sénégal waaw parce que xëy na ñun ñoo xeet yéen ñu koy fësal. ndax yéen itam am ngeen ci responsabilité yéen taskatu xibaar yi. yéenay tàllal seen i micro ñu xàmmeewul ay état de l'UEMOA yéenay tàllal seen i micro ñu warta wax parce que wax ji nag su fekkee ni tànnu leen ki war a wax. ñaare da ngeen di ériger la médiocrité en règle. bokk ngeen ci am ngeen ci vous êtes complice parce que yéen a koy fësal. non mais ñun suñu liggéey la ñuy def lu ñeen tàllalee micro la ñuy tàllalee ñeneen micro démocratie la ñu wax. effectivement xam nga démocratie. ne veut pas dire anarchie. politique par excellence les meilleurs ñoo ko war a def. politique par excellence ku jàng nag du tubaab rek sax. yar sa yar ku yar ànd ak yar sa am na njàng nga ca biir. waaye léegi ku dàq saaga ñu taalal la micro ku dàq xas ñu taalal la micro ku nekk mën naa nekk ministre ku nekk mën naa nekk directeur réew mu loolu xew nag jàppal ni développement du fa gaaw a am. il faut ñu delloo si la méritocratie. ministre du ku jóg ñu def la ko
c'est pas parce que Moussa Diakhaté tey ma nga ca Pape Diop wala Massaly ma nga ca Ablaye Wade wala diw bu diw faloo rek ñu jox la loo attanul réew mi war nañ koo saytuwaat ko waaye nag ñoom. yow it bu Pape Diop fal woon tamit def jox la ko rek. waaye bu weesoo li ma mënta yaakaar ni ne maa nga ci samay naatar nangu muy communication ak journalisme su weesoo loolu ak management. leneen luñ ma dénk ñu ngi may bëgg a tiiñal su ma nit leen su ma nekkee nit te mat. danaa xam ni sama toroxtaange fi nekk ndax dégg nga nit bu dégg monsieur le ministre te saa yu waxee def njaaxum nawloo wuñ ko defuñ koy nawle. ba tax na man nag am naa yaakaar ni lu ma dese cim xel ba bu ëllëgee buñ ma bëggee dénk. danaa jàng door a ñëw ñun ndaw ñi nañ nangoo jàngi. dëgg la am na solo buñ ko rus ndax yorum réew xam nga njàng du wees. am na solo yorum réew. du ci diplôme. tout à fait Massaly bañ fi Ablaye Wade kee daw na jàngi. man mii di wax ak yow ba léegi maa ngi gàddu dem jàngiwaat. ndax tam nag ñun ñii politique suñ bëggee dër ëllëg Sénégal ñu développé ki suba. nañ bàyyi ci man maa nekkoon ak Pape Diop ba muy nangam nañ wuti diplôme yi war. bu ëllëgee ku ci mënti fallu ka ngay tabb. mu nekk the right man on the right place. dëgg la. su ko defee Sénégal jëm kanam waaye lii nga gis yow mii. ay ministre naan la jabaru président tax ma doon ministre. ay ministre génn wax nga téye sa gémmiñ. doy na waar baaxul ci réew mi baaxul ci sunu ay doom. man mosuma ànd ak régime Abdou Diouf. waaye nangul ni bu ministre am génnaan wax. nga kontaan. parce que état nag les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. non c'est vrai. kon yow jàppoon ni kon la patrie avant le parti bu ñuy wax moom amul. non fi mu toll nii moom kay c'est la maison avant le parti. bu laa jaar sa kàddu gu mujj. Moussa li ñaar rek kàddu gu mujj mooy ni. président Macky Sall. na dellu si ak sagoom. indi loi bi. leneen lu ci mën a am ëllëg nag. il est tenu pour responsable. moom ñuy dégg seen entourage am na ñoo xam ne déggoo ñu wax ci. ñi nga xam ne ànd nañ ak moom ci coalition. déggoo leen ñu ngaan ci ndax defuñu. armée police. gendarmerie. ñu ngi leen di woo ak képp kilifa diine itam. ne buñ xaar ba ay am ñuy dooru jóg. nañ wax ak président Macky Sall mu dindi loi bi. ñu dem jongante ji ku yàlla fal muy loolu. su ko mooyee lu mu leen jaral rek jaral ñu lu ko ëpp. mais yow sa candidat moom dégguñu ko ci loi bi mu wax ci. kooku kan la. sa leader Pape Diop président Pape Diop. Pape Diop kay xanaa waxati Pape Diop kay xanaa da ngaa déglu Pape Diop kay sa position est très claire. wax na ko bi ko Pam Ngagne invité wax na ko bi mu demee Touba Barki Dembo Ndiaye. wax na ko ci meetingu EED bi Pape Diop kay defe naa ni moom nag li ko gars yi di bàkkee. moom nag waxam daa bëriwul daa niroog turandoo ba. jëf ji daa néew wax ji daa néew loolu jëf ji bëri. dëgg la caay politique bi la lambawul. et foncièrement contre le parrainage wax na ko te dana ko xeex. dëgg la. ñu koy gërëm di ko sant moom Moussa Diakhaté nekk membre fondateur di NANDEM di nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall ñu ko doon dalee fii ci xalima.com di leen jox dig daje ba beneen yoon ak ci beneen gan jërë ngeen jëf.